ci ñaari waxtu ñu tàmbale li nga xamante ni moom moo di xibaar yi ñu dem ci li nga xamante ni moo gën a fës lu gën a fës ak président Bassirou Diomaye Faye nga xamante ni 4 avril bii janoon woon ak taskatu xibaar yi waxtaan bu yaatu ci ñëwaat ci ponk yu bëree li nga xamante ni moom moo di wàllu koom tamit wax na ci lu baax a baax dañ ci ñëwaat beneen ponk bi nga xamante ni mbokk yi moom moo gën a fës mooy ay lakk-lakk yoo xamante ni am na ci marché Sandaga ak tamit fi nga xamante ni moom moo di Kédougou foofu benn hôtel tamit lakk-lakk am na fa ay matériel yu bëre yàqu fa loolu tamit dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi ci ponk yi ba léegi benn téere boo xamante ni kii di taskatu xibaar bi di Madiambal Diagne moom moo ko bind ci Abdoulaye Wade nekkoon fi président de la République bu Sénégal fukki at ak ñaar lan la Abdoulaye Wade def lan tamit moom moo nekk luñ ci nettali ak tamit luñ ci fësal loolu Madiambal Diagne ñëwaat na ci lu yaatu ci téere bi mbokk yi li moo gën a fës ci xibaar yi dañuy ñëwaat ngir faram-fàcce ko. jërë ngeen jëf mbokk yi lu ma ko doon jukkee sànq ci lu nga xamante ni moom mooy janoo bi président Bassirou Diomaye Faye amaloon ak taskatu xibaar yi 4 avril bi weesu ay ponk yu bëre ñu yëkkati ko lu ci mel ni ci wàllu koom ak tamit li nga xamante ne moom moo di fësal rapport Cour des comptes Ousmane Ba ñu waat na ci loolu yëpp. suñu responsabilité la woon ñu wax sénégalais fii la réew mu toll. yoon la woon kon ñu wax dëgg bi li ñeel finance publique réew mi ci kanamu askanu Sénégal waaye nag su loolu weesoo faw ñu assumer conséquences yi. kon que marché yi sanctionné ñu c'était quelque chose qui était attendu la deuxième chose c'était dégradation de notre souveraineté Sénégal xamoon nañu ko ñu assumer ko. te itam faw ñu wut ay solution ngir jubbanti lépp lu xew. gestion active de la dette moo ñu mën a permettre ñu reporter ay échéances pour bu ñu defee mobilisation de recettes à l'intérieur ñu mën a répondre aux besoins d'investissement et à l'épongement de la dette qui permettra de relancer l'activité. Alhamdulillah rabbil alamin, le sérieux des autorités est bien apprécié des partenaires. ci li ñeel gouvernance financière bi nag kii di njiitu réew mi di xamle ne ñu ngi amal ay jéego ngir delloosiwaat transparence ci yorinu alalu réew mi. maintenant mécanisme yëpp yi nga xamoon ne moo sote ba li xew-xew ñu ngi koy restaurer mais mieux ñu ngi fexe ba fépp fu dërëm dugg ñu xam ne dërëm bi dugg na fi waaye buy dugg pour ci gafaka bi ñu xam fii la jóge buy génn tamit ñu xam ne fee lay dem ñu mën ko topp ba mu dem foofu. moom njiitu réew mi mu ngi xamle ne faw itam ñu gën a sukkandiku ci koppar yi nga xam ne ñu ngi tukkee ci biir réew mi te itam gën a yaatal assiette fiscale bi la. ñaari levier lañ am le premier levier mooy comment faire pour mobiliser plus de ressources intérieures loolu administration fiscale ak douanière ñoo koy def. ndax mënuñu nekk dans un pays boo xam ne une partie des personnes day fay impôt kese beneen partie bi toog loolu kenn waru ko nangu. donte réew mi amul ay performance ci wàllum koom-koom yu jéggi dayoo ci jamono ji kii di président Bassirou Diomaye Faye mu nga xam ne nguuram dana def lépp lu mu mën ngir gën a ñoŋal koom-koomu réew mi waaye nag ci responsabilité ak leeral. Ousmane Ba ñu dem ci wàllu njàng mi ak njàngal mi ak waa SAEMS nga xamante ni démb dañ doon amal benn ndaje boo xamante ni dañ ciy wax benn at bu nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye mu ngi toog ci boppu réew mi ana ñoom nan la ñu ko gisee ak tamit yenn jàngat la ñu ci am nee nañu nag li nga xamante ni moom moo di bilan bi war nañu ko xoolaat bu baax a baax Kajoor Cissé ak Papis Dem ñu ngi woon ci ndaje moomu. ci janoom ak way taskatu xibaar yi ci ëllëgu fête de l'indépendance njiitu réew mi ca ba muy tontu ci laaj bi ñeel yëngu-yëngu yi nga xam ne moom la syndicaliste yi nekkee jéem naa fësal bëgg-bëggay gouvernement bi ngir dalal boobu lépp secteur waaye mu mel ni kàddu yi Bassirou Diomaye Faye yëkkati ñi féete ci njàngale mi ci daara yu diggu doom yi déggeewuñu ko noonu. taxawaay bi nga xam ne moom la am ci lu jëm ci jëmmal gu mu war a jëmmal ñun suñu déggoo yi ñu xaatimoon te ba léegi fasu si xànc ak morom ma kon loolu yëpp boo ko boolee
daf lay wan ne jot na nag ñu wan nguur gi ne lii mu nekkee muy tendeefal googu du mën a wëy. kumba am ndey ak kumba amul ndey gi muy wax nag mu ngi jël exemple ci SAES mi nga xam ne nee nañu ay mbébétam daanaka ci gënoon a jàmp saafara nañu ko li ñeel nag secteur de l'éducation et de la formation foofee nag daanaka ay mesures cosmétiques képp la ñu ci jël. li ñu jàpp ne mesures yu bees la ñun dañ ko tuddee mesure cosmétique mooy juste di ñu wax introduction de l'anglais wala nga ñuy wax li nag parce que xeebuñu ko mais jàpp nañ ne am na des mesures plus hardies yu gën a xóot yoo xam ne moom la nguur gi waroon matale tey. yooyu les mesures ñu doon xaar nag yan la. mu soppi li nga xam ne mooy téere yi ñuy jànge réforme des langues surtout de transmission de connaissances. ñu tàggat jàngalekat yëpp. lenteur yi ñu jeexal ko. lépp lu di jàngukaay nëgëniku ñu jëlee ko fi ak maintenant ñàkk gu ay jàngalekat ñàkk. ci réunion wu commission administrative bi ñu doon amal samedi bi fii ci Ndakaaru SAEMS mi nga xam ne déposé woon na préavis de grève ba mu yegg ca cappaandaw ga di wax ne su gisul lu mu xam dina dérouler ay plan d'action su ko defee mu fexe rek ba nguur gi respecté li nga xam ne moom la diggé woon ak ñoom. lu nga xamante ni moom moo soxal mbënd mi ñu ngi ci dox ba léegi nee nag benn conseil interministériel nañ ko amal ci weeru avril bi ñu nekk ki nga xamante ni moom moo xamle loolu moom mooy Madické Cissé di directeur bu prévention li nga xamante ni moom moo di mbënd mi nee na pare nañ pour teg lu nga xamante ni moom moo di ay pexe yoo xamante ni dinañu alerter ci lii di wàllu mbënd mi ñu déglu ko ci téléphone bi. waaw yi nga xam ne ndox mi daf leen sonal tey jii kenn bi ci njëkk dañuy jàpp ne Touba ci la bokk te liggéey dafa nekk ku nekk gis nga directeur général ONAS liggéey bu mu ko commencé bi mu fa jógee demoon na ba Ziguinchor jàpp Kolda pratiquement toute la région sud centre ñi ngi ciy liggéey vraiment ak service yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu assainissement inondation muy ONAS muy DPGI muy ADM muy Promoville vraiment agir ñun ñëpp ñoo ngi liggéey ci fànn boobu. Le ministère jël na en collaboration avec le génie militaire pour que dëkk yooyu nga xam ne daaw dañu loru woon ci inondation ci débordement bi ñu def ay digue de protection ci di jàppandalu gouvernement bi te digue yooyu déjà armée incha allah rabbi dina ko commencé na ko sax ci certaines zones et gannaaw loolu également am na ci ay xarale yi nga xam ne services yi mel ne OMVS DGPRE OLAD ñi ngi ciy liggéey. mu nekkoon Madické Cissé di ki nga xamante ni moo jiite directeur moo jiite prévention inondation yi Momar Cissé tataan kaddu yi ñu koy jaajëfal ñu dem Richard Toll foofu nag coow moo fa am diggante ndaw yi fa nekk ak benn waay bu nga xamante ne daf ne moom benn jardin public boo xamante ne moom moo fa nekk mairie bi nag ñoom xaatimuñu dara xaatimuñu benn kayit yëkkati jox ko nee nañ nag suñu moytuwul dinañu dem fi nga xamante ni moom moo di tribunal ngir régler ko foofu ñu déglu kenn ku nga xamante ne moom moo yore seen kàddu. te comme ni ko Alaf di waxee lu ñëpp bokk ñëpp ci war a jëriñu donc te umpalewul kenn benn habitant Richard Toll waat que fii espace public la domaine public la ancien jardin public moo fi nekkoon et d'après les informations yi nga xamante ni am nañ ko mairie bi dafa bëgg a jëmmalaat espace public bi nga xamante ni moo fi nekkoon c'est-à-dire jardin public. léegi problème bi mooy ñu xëy benn bon jour benn particulier ñëw revendiquer espace bi wax ni moom moo ko propriété privée la te ñun ñëpp xam na ni l'espace public ne peut pas faire l'objet d'une appropriation privée loolu leeral ci bopp ñëpp te yoon da koy tere ñun ñoo ngi porter combat bi en tant que digne fils de la commune de Richard Toll te ci loolu lu ñu jaral ñun ñoom lu mu leen jaralul ñun jaral nañu lu ko raw et aussi ñu ngi interpeller les autorités publiques en commençant par le président de la République comme ñoom ñoo fi woote jubal jubanti te kii revendiquer espace bi tey si ñoom la bokk def naa ne loolu ñoom waruñu koo nangu. ñu ngi interpeller aussi les autorités locales en commençant par le préfet sans oublier aussi le maire parce que nee nañ autorisation de construire bi mairie signé wu ko donc loolu jaaxal nañu moom ci wàllu boppam aussi ñu ngi koy woo moom day mbili gi mu ñëw présenter ñu papier yi nga xamante ni moom la yor ban légalité la am tey
ba war a mën a taxawal fii ay bâtiment am donc dinañ intenter ay poursuites en justice topp ñi nga xamante ni ñoom ñooy woote ni ñoom moom fii ak képp koo xamante ni laale na ci mbir mi ñun nag xamuñu nan la def ba jot ci xamuñu fan la jaar xamuñu yenn procédé la utiliser pour jot ci lii tey. ñu wax ci lakk-lakk yi nga xamante ne doon nañ ko jukki sànq bu ñuy tàmbalee xibaar yi fu nga xamante ne moom moo di marché Sandaga lakk gu metti moo faama bi ci guddi marché Sandaga nag ci centre ville bu Ndakaaru fu nga xamante ne moo di boutique commerçant Mortala Sandaga foofu la lakk gi amee image yi moom mooy ñuy gis ñi sapeur pompier yi ñëw nañu daal di fay lii di lakk gi nee nañ nag ay mur ak ay immeuble yoo xamante ni jigéen a boutique yooyu nekk fa ñu loolu te ñoom tamit laale nañu ci lu nga xamante ni moom moo di lakk gi ubbi nañu benn enquête boo xamante ni du ñuy leerlu lakk gi lan moo ko andi ginnaaw lakk gi nga xamante ni nag am na ñu wax rek ni atum 2022 ak avril 2024 marché Sandaga ay lakk-lakk tamit laaloon na ko bu baax a baax ñu dem Kédougou foofu tamit am na beneen lakk-lakk boo xamante ni am na fa fii di Kédougou Biopark nekk benn hôtel bu nga xamante ni kii di ministre de l'éducation nationale Moustapha Guirassy moo ko moom hôtel bi nag am na ñetti néeg yu nga xamante ni takk na jëppët ku siiwal xibaar boobu moo di Mohamed Baba Touré moom responsable foofu ci hôtel bi nee na nag li nga xamante moo di lakk-lakk gi xamul fu mu jugee duñu jékki-jékki ba caag rek ñu gis ko ay boori ñetti waxtu démb la amoon ñu ne nag ñàkk nañ ci lu nga xamante ni mooy wàllu matériel mu ngi toll ci 20 millions ci suñu xaalis brigade régionale bu sapeur pompier bu nekk foofu ci Kédougou ñoom ñëw nañu xool saytu li nga xamante ni moom moo xew nee nañ tamit ubbi nañu foofu benn enquête xool lan moom moo andi lakk-lakk googu dañuy dem Tivaouane ci lu nga xamante ni moom moo di dëkk bi di Nank-Naar situé Tivaouane la nekk ci gàmm gi nga xamante ni at mu jot ñoom dañu koy amal li nga xamante ni nag moom moo di kilifa yi fa nekk di yëngatu ci wàllu diine ñoom ñëpp teewoon nañ fa kii di yëkkati kàddu di Chérif Sidi Mohamed Aïdara moom lu mu wax rek moom moo di nañ ci jàpp bu baax a baax surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jiite ñu déglu ko. dëkk bi bëri na jafe-jafe doy na sëkk ñu mën ci citer benn boo xamante ne bii ni su ko état bi saafara woon saafara na mun naa wax 80 wala 70% jafe-jafe dëkk bi muy piste latérique bii ngeen jaar bi ngeen di ñëw mu nekk une vieille doléance boo xamante ne bii ni nguur yi fi jógee waxoon nañ ci ak ñoom ba ci nguur gi fi jóge tey muy le président de la république Macky Sall ay solution mi ngi ci doon am ndax am na entreprise bi ñu fi yabaloon ñu ñëw di xool dégg nga di yabal ay technicien di yabal dégg nga ay ingénieur ñi ñëw di dem ba ñu am yaakaar que ne cette vieille doléance dina saafaraw mais depuis bi nguur gi fi jógee nguur gu bees gi ñëw ñu jàppoon ne état continuité la mais ñun liñ ci sentir ñun ñu dëkk ci dëkk bi dañu jàpp ne ñun rupture la parce que gisaguñu ba léegi benn continuité ñu lancé appel le président de la république di ko xamal ne ko Ndànk-Naar dëkku diine la dëkku islam la nitu yàlla ñoo fi dëkk waa kër yonent bi ñoo fi dëkk ñu bàyyi xel la cité religieuse Ndànk-Naar ndax doléance bii kat doléance la boo xamante ne bii ni tey waxuma la maanaam yaakaar gi ñu ko yaakaar ci état mais état waroon na yaakaar dëkk bi sax ñëw defaral leen ko. jërëjëf Binta Traoré Mata Baba Diarra ñoom ñi nekk ci Thiès tataan kaddu yooyu le doon nañu ko jukki ci lu nga xamante ne moom moo di lii di benn téere boo xamante ne mu ngi toll ci lu toll ci ñeenti téeméeri page tudd Wade 1001 vie loolu taskatu xibaar bi di Madiambal Diagne moom moo ko bind mu ngi ci wax nag ko ci yu bëre fukki at ak ñaar yi nga xamante ne Wade mu ngi ci pouvoir bi ak tamit li nga xamante
xamante ne moom moo di lu bëre luñ ci fësal foofu nag ndaje mi démb la woon ñu bëri ñoo xamante ne nekk nañu ay kilifa ci wàllu politique ñu ngi fa woon ñu ànd ci ak Papa Bandagay. Abdoulaye Wade, son rapport à Dieu à la mort. Le 16 novembre 2000, je suis Lamine Niasse pour présenter ses condoléances après le rappel à Dieu de El Hadj Ibrahima Niasse, khalife de Léona Niassène. Wade, 1001 vies, c'est le titre de l'ouvrage récemment publié par le journaliste Madiambal Diagne. À mi-chemin entre l'essai et la biographie, ce livre retrace le parcours exceptionnel de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal. À travers ces pages, l'auteur ambitionne de faire mieux connaître cet homme aux multiples facettes. Je dirais, heureux comme qui témoigne sur son mentor. Je vais m'appesantir sur une dimension très humaine du président Wade. C'est sa générosité, son ouverture d'esprit, sa disponibilité et sa grande mansuétude. Dans ce livre, nous avons recueilli plus de 76 témoignages de personnes qui lui sont très proches. Un ouvrage qui tombe à point nommé selon le professeur Ismaïla Madior Fall, chargé de la présentation du livre. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a des leçons de vie qui peuvent être tirées de cet ouvrage. Des enseignements politiques qui transcendent les échelles viagères et s'inscrivent dans la perspective intemporelle de l'histoire. Il y a des leçons sur la grandeur et la précarité des destins politiques. Dans le temps... La cérémonie de dédicace a réuni de nombreuses personnalités du monde politique, parmi lesquelles Amadou Ba, ancien directeur général des impôts et domaines, sous la présidence de Wade. Ce dernier a livré un témoignage émouvant à l'égard de celui qu'il considère comme un homme d'État visionnaire. Wade a fait confiance à mon ministre. Il m'a nommé à cette prestigieuse fonction sans me connaître, sans chercher à me voir, sans chercher à me rencontrer. Où j'avais la charge d'expliquer la stratégie fiscale à venir du pays, eh bien c'est ce code général des impôts qui régit jusqu'au moment où je vous parle les activités fiscales du Sénégal. Avec Wade, 1001 vies, publié aux éditions L'Harmattan, Madiambal Diagne offre bien plus qu'un simple récit, un regard intime et documenté sur une figure majeure de l'histoire politique sénégalaise. Abdoulaye Wade, son rapport à Dieu à la mort. Le 16 novembre 2000, je suis Lamine Niasse pour présenter ses condoléances après le rappel à Dieu de El Hadj Ibrahima. jégalu ci élément bi nga xamante ne français la ñu ko defee dañ ci ñëwaat ci suñu yeneen i édition ñu jeexal ak li nga xamante ne moom moo di vote bu amoon démb maison de la presse di secrétaire général bu SYNPICS mu jiite syndicat bi nga xamante ni moo jiite taskatu xibaar yi fii ci Sénégal ki nga xamante ni nag moom la ñu tabb ci fukk ak benneel bi assemblée générale bu ñu defaloon démb mu ngi tudd Moustapha Cissé moom la ñu tabb mu wutu ki nga xamante mooy Ahmadou Bamba Kassé nga xamante ni 2019 ba léegi moo doon jiite syndicat bu SYNPICS nga xamante ne benn mandat rek la def li nga xamante ni nag moo nekkoon thème ndaje mi moom moo di nan la ñuy def ba jëmal li di convention collective juróomi at après li ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di équipe bu bees bi nag am nañu liggéey bu bëre boo xamante ni mu ngi leen di xaar surtout li nga xamante ni moom moo di nekkinu ñi nekk ci bërëbu liggéeykaay di tas xibaar nekk ay taskatu xibaar wala sax ay technicien mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci li nga ñu doon seetaan xibaar yi dafay wéy fii ci 7TV ak ci internet bi ñu ngi leen ni jaajëfal ci li nga ñu doon seetaan ñu doon leen ak jàmm.